kaay nag mu ngi mesurer environ 15 centimètres. espèces yi nga xamante ni moom la ñu gën a ràññee mooy li ñuy wax kaay des montagnes kaay bleu kaay pente kaay natté kaay arlequin kaay de Nouvelle-Zélande kaay des chaumes kaay Tasman. kaay bii nag ñu nar a waxtaanee tey mooy kaay du Japon muy kaay bi nga xamante ni nit ñi dañ ko sopp ngir ndawalam ak nen yi nga xamante ni moom lay nen. kaay du Japon nag bu juddoo ba am 40 jours muy maanaam weer ak fukki fan ci lay commencé nen. nen yi nag su fekkee da nga ko bëgg a couver yaa ngi koy couver ci température bi nga xamante ni moom mooy entre 37 degré jàpp 39 degré. kaay nag couvaison bi mu durer entre 16 à 18 jours. kaay nag tey li tax ñu fas yéene ko waxtaanee muy sopp bi nga xamante ni doomu aadama yi sopp nañ ndawal bi ak nen yi. ndawal bi nag buñ koy wax li tax nit ñi sopp ko mooy ndawal bi li mu am ci ay calories mën nañu wax ne ndawal bi am na 20,2 grammes de protéines am 0 gramme de glucides am 4,17 grammes de matière grasse. cholestérol liñ ci mën a wax am na ko 64 milligrammes. fibre am na ci 0 gramme. sodium am na 67 milligrammes. potassium am na ci 218 milligrammes. protéine boo koy natt nag mën nga wax ne ndawal li am na 70% de protéines 30% de matière grasse. glucide nag 0% la ñuy wax. loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu mën a wax ci ndawal li boo demee ci nen bi nag li mu am ci ay calories mën nañu wax ni que ni 14 la. protéine am na ci 1,17 gramme. glucide am na ci 0,4 gramme. matière grasse am na ci 1 gramme. cholestérol am na ci 76 milligrammes. fibre 0 gramme. sodium 13 grammes. potassium 12 grammes. boo ko doon xayma tey di ko jox pourcentage mën nañu wax ne nen bi am na 36% de protéines 63% de matière grasse et 1% de glucides. kaay nag dafa nekk loo xamante ni suñu borom moom moo ko barkeel boo seetloo sax nit ñi ñu ngi ciy wax di ko waxal lu bëri loo xamante ni daf koy faj li tax ñu koy waxal loolu noonu yëpp barke bi nga xamante ni moom la suñu borom def la ndaxte kaay wax nañ ni nenu kaay dafay xeex lii nga xamante ni moom la ñuy wax asthme li nga xamante ni moom la ñuy wax impuissance sexuelle lii nga xamante ni moom la ñuy wax bronchite lii nga xamante ni moom la ñuy wax lépp loo xam ne ay xeetu allergie la sëqët sinusite ulcère stress fatigue générale fatigue physique. nen bi bokk na ci li ñu koy waxal ni que ni dafay stimuler croissance maanaam baax na ci xale dafay régénérer organisme maanaam baax na ci mag ñi aussi dafay améliorer le quotidien intellectuel maanaam mu nekk nen boo xamante ni ñëpp gis nañ njëriñam ndawal liit ñëpp gis nañ njëriñam ci àdduna. loo xamante ni suñu borom moom moo ko tudd ci biir alxuraan tudd ko it ci bible soo demee ci bible di nga ko fekk ci exode 16 boo demee ci alxuraan di nga ko fekk ci sourate 20 verset 80 di nga ko fekkaat aussi ci alxuraan ci sourate 2 verset 57 li yëpp nag su ngeen ko gisee dafay wane ni que ni kaay dafa nekk picc bi nga xamante ni picc bu am njëriñ la lii nag mooy li nga xamante ni moom lañ leen loon